maaleykum salaam El Hadj Babacar. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène itam SONES ak SDE ñoo seq lépp lu jëm ci séddaleem ndox mi jaarale ko ci robinet yi ngeen seq kook SDE yëfi tar na lool ci Ndakaaru rawatina quartier yu bëree ngi jooy ñàkkum ndox nit ñi au lieu ñu xëy daani seen doole mbaa leneen ñi ngi toppatoo ndox rawatina jigéen ñi image yi boo demee ci réseaux sociaux yaa ngi koy gis nu mu demee noonu ba nu yegg si ci dayoog méttit wi ci utum ndox ci Ndakaaru rawatina fi ñu toll. jërëjëf El Hadj Babacar nga permettre ma saw coono ak baalu ak képp koo xam ni teg nañ ko jafe-jafe mu ndaw wala bu mag si mbirum ndox xam ni suñu coobare suñu sacerdoce ku ñu soxla guddi ak bëccëg mooy naka nga ñuy def ba képp ku yeewoo Sénégal nga am ndox loolu d'ailleurs moo waral gouvernement bi dans le cadre des ODD mooy mu fexe woon ba képp kuy yeewoo Sénégal nga mën a am accès à un point d'eau loolu tamit je pense que nekk na ay avancées majeures yoo xam ni aujourd'hui tax na constaté nañu comme dans les régions comme Dakar ñu ngi presque vers l'universalité en termes d'accessibilité à l'eau. loolu safaanoo nag situation bu tey bi kay la ñuy wax accessibilité mooy parce que tey jii nit ñi moom boo nee directeur général SONES mooy wax dañuy tal seen nopp. absolument ndox mi dañ lay ñëw. waaw accessibilité mooy am robinet ci sa kër ay at ci gannaaw ñu bari amuñu woon robinet seen kër def nañu ay programme branchement sociaux yoo xam ne tax na daanaka yaatal nga ñu ñi nga xam ni am nañu robinet. robinet mbedd yi wàññeeku. bu baax gisatoo ko presque daanaka. donc loolu mën nañ ni succès la boo xam ni tey nekk na contrainte gis nañu tamit ni dëkk bi yaatu na lool tey Ndakaaru non seulement amatul espace mais nit ñi nga ñu mujj obligé tabax en hauteur. loolu état war ko woon xam ba anticiper ba jafe-jafe. loolu lépp am na solution ñëwul rek mu taxaw suñu kanam. dëkk bi yaatu gën na yaatu. tax anticiper wuñ ci. explosion démographique bi est-ce que su ma la waxee Babacar. tey Dakaru usines yu koy doxal ñu ngi Kër Momar Sarr la sa ëpp mais avant ñuy dem Kër Momar Sarr fan la ñu doon jëlee ndox fii c'était des fii nan la ko de sax zone de captage si Sayani après ñu dem Thiaroye ndox mi goyatul ñu dem ba Sébikotane adduna di dox ba ñu dem wuti ndox si dex yi ndax population yi ñoo bari mais kañ la usine boobu lañ ko mettre en place ñu ngi ko commencé xalaat 1998 boobu Sénégal Dakaru amul woon sax 1 million ou 1,5 million personnes mais tey statisticien ngeen nañu on est presque 4 millions mais dans la réalité on voit que on est presque la moitié de la population presque 5 millions voire même 6 millions donc biñ koy xalaat ak biñ koy tabax fukki at 2008 entre-temps demande bi explosé na loolu moo tax gouvernement wu président Macky Sall ni def planification boo xam ni mu ŋànk ay projets yu mag a mag. mais xam na ne am na ñaari usine Kër Momar Sarr 1 Kër Momar Sarr 2 ak tamit KMS 3 sa Kër Momar Sarr 3 yéen a ngi ci mais teewul ba léegi nii jafe-jafe bi dafa tar nit ñaa ngi jooy ndox chaque fois. ngeen di problème dina réglé mais dara du réglé quel est réellement le fond du problème lan moo xew dëggantaan. ay solution indi nañ ko si parce que en attendant usines yooyu nga tudd léegi di pare. moo waral état bi def ay programme d'urgence fu nekk def nañ fa ay forage am na ñu amoon jafe-jafe déggatoo leen ay Nord Foire ay unité 26 HLM Grand Médine Ouest Foire Liberté Baraka ak quartier yu bari CPI indi nañ fa ay solution yu bari mais adduna mooy dox mais aussi réseau Dakaru dafa mel ni loo xam ni dafa lëkkaloo ko c'est un système la boo xam ni tamit c'est difficile nga teggi ñi génn ñi mais programme d'urgence yooyu indi na au moins ay 100 000 mètres cubes si ndox daanaka li ñuy jot si ndox tey mat na 30% liñ si yokk loolu buñ ko deful woon mu gën a metti wante depuis daaw tënk nañu ay programme yoo xam ni ay action rapide mooy ngi ñu naan PSDAC
PSDAC mooy lan ay forage yu ñu jëlee fële sa Cëddeem sa Bayaax sa Taset indi ko pour mu renforcer Dakaru ak Tëngéej la ko wër parce que boo demee Tëngéej tey dafa yaatu àll bi yëpp ay nit la macha allah dem Kër Massar dem Parcelles Assainies fépp si Dakaru mën nañu wax ni département région bi mu ngi commencé taxaloo ak bu Thiès département bi mu ngi commencé taxaloo ak bu Mbour moo tax ñetti yooyu dañ ko lëkkaloo ko sax finalement alors ñooñu solution yooyu commencé nañ ko depuis ay weer forage yi fii avant fin du mois de juillet comme ni ko ministre bi waxee instruire nañu engagé nañu pour ñu livrer ko avant fin juillet bu si suñu borom àndee te loolu dinañ ko matalee si kattanam. waaw yi ñuy wax rek Kër Momar Sarr dañuy wax rek usine Kër Momar Sarr yéen a ngi tabax Kër Momar Sarr 3 waaye du Kër Momar Sarr rek mooy jox Ndakaaru ndox. matul absolument Pout moo ci ëpp sax daanaka forage nekk ca Pout daanaka am nañ solo lool ci indi ndox mi Ndakaaru. léegi dañu bëggoon xam lan mooy surtout dama foog ni xanaa dugg leen ci kër yi. xool la fa xew nit ñi seen wanag yi sax amatul ndox xam ngeen luy wanagu amul ndoxam est-ce que yéen kilifa yi xam ngeen li askan wi njaboot yi di daj ci ñàkkum ndox bi fii ñu toll. xam ko moo tax pexe yi ñuy mettre en place yëpp ñu koy mettre en place xam ko anticiper woon si moo taxoon ñuy def programme d'urgence yi yëpp ay indi ay ndox yu bees jëlee ko si forage yi nekk Bayaax yi nekk Taset mais it du nit ñi rek kay consommer ndox bi ñëw Dakar il faut que it loolu ñu wax ko tey maraîchers yi agriculture ga ñu yor maraîchage la mais maraîchers yi nekk Pout gi ñuy consommer ëpp na fuuf li nga xam ni mooy gox bu mel ni Thiès di consommer ki ndox lu ëpp 25 000 mètres cubes ñu ngi koy consommer ñooñu il faut ñu wax si tamit. ñooñu ñu ngi def ay programme da ngeen di branché ci forage Thiaroye yi nga xam ni nit ñi mënatuñ koo jëfandikoo. xam nga maraîchers yi. gañoo tasaaroo ñii ñu ngi Golam ñii ñu ngi Njar ñii ñu ngi côté Sébikotane Sangalkam ñooñu commencé nañ leen branché si projet Bertelan boobu. da ngeen leen di génn ci réseau bi branché leen ci beneen ñooñu branché nañ leen ci mais ñooñu petit maraîcher lañu. mais maraîchers yi gën a mag ñu ngi Pout ci ak su Pout bi ñooñu moo tax am nañu beneen conduite bu ñuy prolonger pour conduite boobu nekk dem ba Bertelan fii ak mi-juillet dénk nañ ko SDE pour mu reporter seen branchement foofu ndox moomu mën a ñëw Dakar am na tamit tabax yi construction yi gis ngeen kuy tabax ndox mi ngi tabaxee chantier yi macha allah loolu mu ngi tekki ni dëkk bi tamit macha allah mu ngi naat parce que dëkk bi naat mooy fa ngay gis ay chantier partout. kon maçon yi tamit faw ñu boole leen ci li waral ñàkkum ndox mi. déedéet waxuma loolu. mais c'est juste pour wax la ni demande bi moo bari mais anticiper nañ si planification gañ koo def moo waral usines yu mag yi ngeen gis moo waral programme d'urgence yi programme d'urgence mooy ay investissement yoo xam ni day pare si diir bu gàtt mooy forage yi ngeen gis mais yamuñu foofu rek. da ngay indi ndox wante quartier yooyu ngay wax ndaxte mbir mi mën nañ ni quartier environnant yi la mooy quartier yu bees yi mais quartier yuy bari conduite yi jafa nekk bañ koy def nit ñi bareeguñu woon ay conduite yu sew la woon moo tax ñu ne nga ñuy def programme de renforcement de réseau mooy foo xam ni conduite yu sew la ñu def conduite yu mag a mag pour ñu dimensionner ko à la hauteur de ña fa dëkk ñu ni tamit gën a ñu fexe renforcer autonomie énergétique bi moo tax Dakaru Thiès et Mbour ñu jënd ay groupes électrogènes yu bari de secours pour renforcer ko mais encore une fois alimentation Dakaru système la. bu amee lu ndaw gu si kii rek. day indi perturbation. mais yi ngay wax ni yëpp c'est bien projet ak planification bi mais askan wi ñoom duñ dégg loolu. li ñuy dégg mooy ñi ngi dundi jafe-jafe jamono ji ay solution yu taxaw lañ ci bëgg étant donné que weer bu dee dañuy fay seen facture ndox bu ñu fayul ñu couper leen te facture sax wàññeekuwul donte sax gisuñu ndox loolu nekk na problème boo xam te ni moo soxla askan wi. solution yi loolu fay ba pare gisoon ndox ba pare ñu fay facture moo tax ñu ngi si guddeeg bëccëg ci solution yi. et incha allah fii fin du mois de juillet solution yu njëkk yi gën a mettre en service mooy forage yu Bayaax yi mooy forage ndox bi doon jóge ci maraîchers yi
mooy tamit même yeneen forage yu bees yoo xam ne ñu ngi koy tabax fii si Dakaru kooku à partir ba ngeen doon tabax Parcelles Assainies daaw ci waxtu yi moom fu mu toll. kooku moo tax waa HLM Grand Médine waa unité 24 25 26 27 daanaka déggatoo leen ñu jooy ndox am na beneen forage bu ñu tabaxoon juste si taatu lycée Limodak mooy en face stade Léopold Senghor forage boobu yàlla dafa def qualité ndox mi dafa féri dafa am weñ ñu ngi jënd unité mobile pour déferriser ko pour mën ko renforcer dans cette localité. waaw bu ñu régler problème yenn quartiers yi ay quartiers yu daawul am jafe-jafe yooyu tey jii ñoo sonn diggante Mermoz Pyrotechnique jàpp sax lenn ci Sacré-Cœur loolu tam mooy joxe ndeyjoor nangoo càmmoñ. waaw parce que it xam nga mooy régulation mais fexe ba ku si nekk di am ndox le maximum de temps possible. service en continu la gars yi soxla parce que dañuy fay. waaw service en continu boobu moo waral programme yu mag yi yëpp yi nga xam ne ñu ngi koy def si xaalis bu takku it mais juste rek pour vous dire que solution urgente yi nga xam ni mu ngi ñëw nii fii fin du mois coono yi dina wàññeeku. mais premier ministre annoncé na ci observateur tey waxtaan wi ne le 20 juillet jafe-jafe dina jeex ndax yow da ngay dëggal loolu wax ne comme mooy li ma lay rek wax. le 20 juillet moom 20 juillet la wax date bi exactement 20 juillet incha allah premier travaux yi mooy yu bayax yi gën a pare si kattan suñu borom ni ko premier ministre waxee instruction bi mu joxe dinañ ko si respecté fekk na tamit ministre bi liggéeyoon na sax pour que avant-garde boobu ñu mën si àgg. li nga xam ni moom mooy usines yu mag a mag yi itam ak yenn sociétés yi nga xam ni wàllu courant ak ay machines yu mag la ñuy jëfandikoo ndox mi ni war a dem ci kër yi yu bëri day dem foofu loolu tamit du ngeen ko xoolaatam ndax ñooñu li ñuy jël ci ndox bëri na ngir seddal seen i machine waaw kooku dëgg la mooy li may wax rek demande bi moo bari mais demande bi dafa bari ba pare ute mais bu ñu doon yem rek si li nga xam ni moom la nit ñi di consommer si seeni kër mën naa leen jiñal ni problème mu ndox du am wala kenn du toog doo am ndox mais demande bi nekk autour ñiy tabax borom usines yi borom ak yeneen xeetu jumtukaay ñiy def agriculture nga xam ni tamit ñoom ndox mi ngeen di naan seen kër nga ñuy naan mais it seen ndox sax gañ ko gën a subventionné yow fooy fayee 200 francs le mètre cube si ndox maraîcher bi mu ngi koy fayee 100 francs. jël na tax parce que politique la bu état bi mettre en place mais loolu ñu ngi koy moo tax ñu le tabaxal leen yeneen jumtukaay yoo xam ni buñ ko utiliser gu ñu impacté ci alimentation nit ñi ci kër yi donc programme la bu vaste boo xam ni avant même fin juillet 20 juillet yi premier ministre bi wax incha allah dinañ ko respecté mais programme bi day continuer c'est un plan d'action fin août am na yeneen forage yu bees yoo xam ne dinañ koy ubbi mooy yi nekk sa taset forage yi pare na conduite bi tëddal suul ngañ ko ñu ngi équipé forage yi ndax forage da nga koy équipé ay machine a koy doxal ndox mi pour mu agsi Dakar ay station moo koy pousse pour mu ñëw mooy les stations de pompage équipement yi mu ngi ñëw pour ñu monter ko am na tamit d'autres programmes yu ñëw fii ak fin septembre mooy yeneen forage gu ñu jëlee ca dem ak njar fële si gannaaw bayaax ak d'autres projets aussi yoo xam ni ñu ngi koy def pour que quartier yi nga xam ni dafa féete kaw mooy à topographie élevée comme cité Fafadia Guentaba Montagne Rouge muy quartier yu kawe li ngay wax ni waxoon ngeen ko daaw mën nañu xam ndox mi kañ lay ñëw pour faire simple et pour répondre à la question. ndox mi demul fenn ndox maa ngi fii dafa doyul peut-être ndax li ma leen wax léegi wante fii avant le 20 juillet incha allah dina amaat yeneen production complémentaire yoo ñëw renforcer aussi fin août dina ñëwaat am c'est en continu. C'est en continu mais à partir de 20 juillet comme ni ko premier ministre bi waxee même avant incha allah les premiers projets vont être mis en service. bu ñëwee itam mel ni sexaw loolu itam yàgg ngeen ci dalal xel yi waaye xam nga ni ndox mu nuroog sexaw mbaa dañ ko ndox mu am suuf wala am suuf loolu xel mënul nangu nit di ko naan. Je pense que aussi
ñun mënuñu wax beneen wax bu dul waxu technique ñun xamuñu ndox bu am suuf ñun ndox bu répondre aux normes d'hygiène sanitaire bi nga xam ni moom la OMS dicté muy suñu référentiel. est-ce que jaadu na ndox di am suuf moom nga ñu xam. wala am benn melokaan mi est-ce que loolu jaadu na bala ñu koy mettre dans le réseau dinañ ko contrôler am nañu ay points de check un peu partout et que SDE tamit analyse yi muy def bari na macha allah ñun tamit gañ koy contrôler gis def ay analyse contradictoire jël ay cabinet ay laboratoire indépendant yu mel ni yu mag a mag yi nekk ci dëkk bi pour ñu def analyse contradictoire bi donc pour cela duma si bëgg sax di débattre parce que mënuñu ko def. léegi usine dessalement bi ngeen fi waxoon fële ca Mamel ngir di xëcc ndox mi nekk ci géej gi defar ko ba nga xamante ne daañu mën a dem ci kër yi nit ñi di koy naan yéen a ngi doon wax sax lu toll ci 50 000 mètres cubes yoo xamante ne dina ko ci yokk par bés. foofu noonu projet boobu tey jii ndax taxaw na mës na say am yaakaar balaa yàgg mu tàmbali. waaw taxaw na ñu ngi recruter entreprise yi nga xam ne ñoo ko war tabax et fii fin d'année bi incha allah. dinañ xam ban entreprise koy tabax ñu ngi si clôture de la passation de marché bi. loolu tamit leen day yàq géej gi ndax la usine bay rejeté defaat ko ci géej gi usine dessalement boobu ca Mamel am nañu fi d'accordul tam. Babacar xam nga dëkk gu ñu mel ni Algérie xam nga dëkk gu ñu mel ni Arabie Saoudite xam nga dëkk gu ñu mel ni Japon xam nga dëkk gu ñu mel ni Cap-Vert xam nga dëkk gu ñu mel ni Muscat fële si Oman ñoom ñëpp usine dessalement est-ce que seen dëkk géej gi dafa yàqu. exemple la rek ñun pour am firnde si loolu pour dalal xelu nit ñi yàggul jël nañ fi délégation bu mu takku yóbbu leen Oman pour ñu visiter xool lan mooy usine dessalement visiter nañu ay usines yu bari demandé nañu poser nañu ñoom ay questions ña nga xam ne ñoo koy doxal di population yi di société civile yi di autorité étatique yi techniciens yi yëpp je pense que gisuñu fa loo xam ni mën na lor mais lu mel ni Japon mënul dugal xaalis bu toll noonu ci projet bi ni ñu ko xamee ci rigueur en termes de respect de l'environnement muy am jafe-jafe. mais ku ñu ay politique ku ñu ay autorité duñ fi def loo gu ñu mës a def loo xam ni dina lor suñu dëkk bu fekkee ne du leen yokk. Charles Fall donc dama ci bëgg dalal xelu. Charles Fall directeur général. El Hadj Babacar. ñu yendu jàmm jërëjëf ci waxtaan. jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène